ay doomi Diourbel ñoo ko liggéey te leadership bu Sidi Diop bii la. est-ce que xam ngeen ne aéroportu Mali tapis roulant ba fa nekk ak check-in ba ak système bagage ba est-ce que xam ngeen ne doomi Diourbel yi ñoo ko liggéey. est-ce que xam ngeen ne aéroportu Abidjan est-ce que xam ngeen ne check-in ba ak système bagage ba doomi Diourbel yi ñoo ko liggéey. est-ce que xam ngeen ne aéroportu Ouganda est-ce que xam ngeen ne check-in ba ak système bagage ba doomu Diourbel yi ñoo ko liggéey. est-ce que xam ngeen ne aéroportu Tanzanie système check-in ba ak bagage ya est-ce que xam ngeen ne doomu Diourbel yi ñoo ko liggéey. kon doomu Diourbel du rek dafay xalaat ay naan ñu leen di saboter naan fas ak mbaam non doomu Diourbel dañu yàgg a jariñ Sénégal doomu Diourbel dañu nekk fierté pour Sénégal loolu aussi bëggoon naa ko préciser pour nit ñi xam ko xam ne Sidi Diop bi def na loo xam ne ci Sénégal moo jar tey ñu ñëpp war a def taxaw seetlu ci moom xool kii li mu nekk di réaliser ci ay projet emploi bi nga xam ne moom la jël ci Diourbel gii ak au niveau national ak international mais nit kii kat waa Sénégal war nañoo ëlbatiku xalaat ko autorité sénégalaise yi war nañoo ëlbatiku jéem a gëstu ko liggéey ak moom d'autant plus que nit la koo xam ne investissement yi muy def yépp jusqu'à présent du xaalisu banque li ci gën a garaaw li ci gën a neex mooy investissement yi muy investir jusqu'à présent sur fonds propres la koy defee. usine boobu di usine glace di ITSEP nga xam ne moom moo liggéey ci système de convoyeur bagage juróomi aéroport fii ci Sénégal usine boobu nga xam ne mooy defar glace à écaille usine boobu nga xamante ne bii mooy fabriquer usine glace ci boppam Sidi Diop def na fa investissement wu plus de 500 millions de francs investissement wu plus de 500 millions de francs sur fonds propres nga xam ne dërëmu banque dugg ci. waaye nit kooku bu ko autorités yi ubbilee won ko yoon encadré ko je pense que bu ñu yokkee li nga xam ne moom lay def dana jariñ ay téeméeri doomu Sénégal. nit koo xam ne ñëw nga ubbi usine boo xamante ne bii bàyyi nga 1500 tonnes ren ci gerte ubbi usine huilerie usine boo xam ne dafay segg diwlin fii ci Diourbel usine boobu actuellement ni mi ngi en marche def nañ test yi ba yóbbu li nga xam ne mooy huile bi laboratoire bu ñu leen joxee seen agrément ñu commencé fabriquer huile ci wàllum demi litre 5 litres ak 10 litres di ko jaay ci Diourbel ak Sénégal ak àddina bi. kooku indi tey usine boo xam ne dafay produire ceeb fii ci Diourbel nga xam ne am na sac de 25 kilos sac de 50 kilos ci 3 catégories di ko jaay fii ci Diourbel di ko jaay ci Sénégal ak di ko bëgg a jaay ba ci bitim réew. nit kooku nga xamante ne bi bay na ay hectares yi moringa ci Afragro di ko produire pour mën ko jaay nit kooku nga xam ne tey mi ngi concevoir barab boo xamante ne bi barabu noppalukaay la ñu fay jaay glace comme Diourbel jafe na am espace boo xam ne espace de détente la mu xalaatal leen espace de détente boo xamante ne bi di nga fa mën a toog naan fa café jaay jënd fa sa glace waxtaan fa ci péex ak ci teey ak ci dal. donc Sidi Diop dafa nekk un modèle dafa nekk nit koo xam ne nit la ku gëm dëkkam koo xam ne ku jara présenté la ku waa Sénégal war a xam la nit la koo xam ne aussi am na potentiel parce que am potentiel moo tax mu lëkkaloog ay nit ñoo ay responsables d'autres investisseurs turcs yoo xamante ne bi tey jii ils ont l'ambition de créer 1 million d'emplois dans ce Sénégal là il faut être vraiment ambitieux pour le faire te actuellement mi ngi ci yoon boobu parce que koo xamante ne bi jamono ji yaa ngi employé ay centaines de Sénégalais sur fonds propres te taxawoo ci am ay projets yu mag yoo xamante ne bi bërki démboo njaay bu ngeen gisee le gouverneur de la région de Diourbel lu toll ni gouverneur de la région de Diourbel convoqué CRD pour ñu waxtaane ay projets yi Sidi Diop xam ngeen ne kooku kon du lu ndaw bu fekkente ne bi gouverneur de la région gis na volume bi nga xam ne moom la Sidi Diop boobu di liggéeyee ba mu convoqué CRD ñu war cee waxtaane ci projet yi convoqué les 40 maires yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Diourbel les 8 sous-préfets les 3 préfets du département ak moom le gouverneur tous les chefs de service tous les ministères concernés ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy personnes ressources groupement de femmes yi groupement de jeunes yi ñëpp ñëw fekk CRD boobu mu présenté fa li nga xam ne moom moo di ay projets yi nga xam ne ñoo nekk en cours ak projets yi nga xam ne ñoo nekk en gestation ak li nga xam ne tàllal na ko loxo les maires des communes pour que ñoom ñu jox ko suuf soo xamante ne bii dana mën a investir ci seen gox yooyu
je pense que ku fekke CRD boobu di nga xam ne kii gouverneur doon ooteel CRD bi mate na ko te ku déglu aussi gouverneur bi li mu wax keroog ci yéene ak ci gëm-gëm ak ci gis-gis ak ci bëgg-bëgg autorité sénégalaise yi notamment le président de la république dégg ko ba xam ne am na doomu Diourbel fii ci Diourbel doomu Sénégal boo xamante ne bi sur fonds propres mi ngi investir des centaines et des centaines de millions créer des dizaines et des centaines d'emplois dans ce pays nit ku mel noonu ku jara vulgariser la ku jara valoriser la ku jara xamle la ba Sénégal yépp xam ko. je pense que nit la koo xam ne daal jar na bàyyi xel nit la koo xamante ne bi aussi mérité woon na tey ñu taxaw seetlu wax ci moom ñaax waa Sénégal ñaax autorités yi ñu may ko nopp ñu toog ak moom 50 000 idées ak 50 000 projets yi mu am ak yi nekk en cours ñu mën ko jël mën ko valoriser ngir li mu yéene Diourbel yéene ko Sénégal mu mën ko def. jàpp naa ne daal nit la koo xam ne c'est un Baye Fall Sidi Diop li mu defagum ci Diourbel ñun doy nañu man de personnellement doy na ma ba mu jaral ma génn parce que ku ngeen gis mu jaral ma génn rek di wax ci moom rek am na njariñ ci réew mi. ku amul njariñ ci réew mi wala koo xam ne boppam moo ko tax a jóg man du ma yëkkati gis ngeen ma kan ngeen gis ma wax ci moom Babacar Ngom milliardaire créé na 3000 emplois kan ngeen gis ma wax ci moom Bougane Gueye Dany créé na 500 emplois kan ngeen gis ma wax ci moom Youssou Ndour créé na ay 700 emplois kan ngeen gis ma wax ci moom ay Kabirou Mbodj créé na plus de 500 emplois nit ñu mel noonu ñoom laay wax ci ñoom parce que ñooñu ñooy njariñu Sénégal ñooñu ñooy apporter li nga xam ne moom la ñu soxla. Sidi Diop bi ay centaines d'emplois la créé non seulement ci loolu mais investissement boo xam ne sur fonds propres suñu amoon tey accompagnement wu état jàpp naa ne jóge na fii nga xam ne fi la toll ba yóbbu ko ci niveau bi ci baar boo xam ne baaru 1000 emplois la. en plus de cela avec ses partenaires internationaux ñi nekk Inde ñi nekk Dubaï ak ñi nekk Turquie suñu leen dimbalee je pense que dinañu yegg ci 1 million d'emplois bi nga xam ne moom lay ambitionné te 1 million d'emplois boobu muy ambitionné njariñu Sénégal la njariñu gouvernement du Sénégal la ba tax na nit la koo xam ne maa ngi lancé appel yéen ñi nekk ci diaspora bi yéen ñi nekk ci biir réew mi yéen gouvernement du Sénégal état du Sénégal tous les partis politiques et acteurs politiques tous les chefs de service maa ngi lancé appel aussi tous les capitaines d'industrie ñu rejoindre idée géniale yi nga xam ne moom la Sidi Diop am boole ko aussi ñoom ci seen club yooyu ñoom ñëpp ñu ànd liggéey ngir koom-koomu Sénégal gën a yokk parce que c'est extrêmement important li ñuy def nii nit ñi dañ naan ma Assane non yow de investisseur nga damaa fàtte sama bopp ndax gis naa ku ma gën a sonn ci dëkk bi gis naa ku ma gën a ñeme investir ci Diourbel gis naa ku ma gën a mën a investir ci Diourbel gis naa ku ma ëpp capacité pour investir ci Diourbel ak de par le monde nit ku mel noonu nag su ma ko gisee damay fàtte sama bopp ñëw topp ci moom pousser ko jàppale ko lépp lu ma xam ci lu baax wala ma mën ko man tamit ma def ko yemul rek sax ci usine glace wala usine ceeb wala usine diwlin wala usine moringa cosmétique bi mi ngi ciy liggéey lu baree bari loo xamante ne bi ay produits yu baax a baax moom la indi fii ubbi ko fii ci Diourbel ak Dakar foofi dem tey produit crème yi gën a baax ci yaram gel yi gën a baax ci yaram te nekk Allemagne Sidi Diop indi na ko fii tey soxlawul ngay dem Dakar pour jënd diwu yaram bu baax wala ngay jënd gel bu baax am na fii tey ci Diourbel li nga xam ne aussi moom moo di marque Viesta di ci climatisation ay climatiseur yoo xamante ne bi tey ni ngay amee gisee Samsung di gis yeneen marque climatiseur Sidi Diop lëkkaloo na en Allemagne ak marque Viesta ba tey lépp lu waay soxla pour am climatiseur ci sa kër tey boo ñëwee tey Diourbel fii tey entreprise yu Sidi Diop bu ITSEP Sarl bi mën na la ko servir. li nga xam ne moo di étanchéité mooy boo dëkkee ci kër goo xam ne dafay dafay inondé wala foo xamante ne suuf si ndox mi dafay ball étanchéité boobu professionnalisme bi expertise bi Sidi Guissé Diop indi na ko fii tey ba tunnelu Soumbédioune boobu ngeen gis ci Dakar tunnelu Soumbédioune boobu ITSEP Sarl bii waa Diourbel yii ñoom ñoo dem ñu defar ko ba nga xamante ne bii ballatul génneetul ndox bari na ay juma ay jàkka ay zone ay entreprise USAID
yoo xamante ne bii tey ndox ma fa daan balle tey di leen indil ay problème expertise entreprise Sidi Diop bii tey ay doomi Jurbel yi tey ñoo fi jóge ñu dem ñu liggéey loolu étanchéité ba dëkk yooyu ba entreprise yooyu wala gox yooyu ndox ma balleetu fa. nit ki nga kooku nag suñ ko amee ñun Jurbel pour ñun chance la pour ñun jàpp naa ne fierté la pour ñun ba tax na tey je suis fier tey je suis très heureux très content de vous présenter ce grand monsieur ce grand investisseur ce capitaine d'industrie ba nga xamante ne bii def na loo xamante ne bii tey jii ci Jurbel buñ ko dee wàññi boo nee benn doone ñaar maa ko wax fii. lii nga xam ne moom la defagum nii ci Jurbel ak li mu naalal Jurbel boo nee benn doone ñaar bërki Demba Ndiaye la ñu réunir ak les maires limitrophes de la commune de Diourbel xam ngeen lan lañ fa doon ut suuf soo xamante ne bi 6 hectares yoo xam ne dana fa indi usine de montage de tracteur usine montage de tracteur donc bu ñu amee doomu Sénégal boo xam ne xalaatatul ñu dem jëndi tracteur mais usine bi nga xamante ne bi mooy defar tracteurs yi moom la bëgg a indi fii Diourbel ñuy monter tracteurs yi ñu jël xam-xam bi jox ko doomi Diourbel yi ak doomi Sénégal yi ñu koy monter fii di ko produire fii di ko jaay ci Afrique je pense que loolu idée la boo xam ne idée bu génial la te indi na financement bi indi na collaborateurs yi indi expertise bi li ci des rek mooy maire commune yooyu jox ko suuf si mu soxla ngir monter li nga xamante ne bi moo di usine bi nga xam ne dafay assembler tracteurs yi nga xamante ne bi moom lañ war a soxla pour bay parce que ku ci nekk xam na ne moom c'est un grand agriculteur dafay bay day bay tonu gerte gu bari daf koy bay ngir usine huile bii nga xamante ne bii moom lay def non seulement day bay gerte gi pour diwlin bi mais aussi dafay jënd gerte donc nit la koo xam ne ci domaine d'activité yi muy agir dafa bari ba nga xamante ne bii jàpp naa ne état du Sénégal war na ko bàyyi xel war ko kattanal war ko dooleel ba li mu bëgg ak li na ci xelam ak li mu bëgg a def mu mën ko réaliser. agriculture boobu ma leen di wax tey nga xam ne mooy moteur d'économie capitaine d'industrie yi mbay mii nga xam ne moom lañ am fii ci Sénégal nga xam ne ku ci nekk tey fas ak mbaam wala nag moom ngay baye ci sa dëkk ku ci nekk ci ñun ñi suñuy dëkki maam fas wala mbaam wala nag moom la ñuy bayee waa suñu amee fii ci Diourbel wala li ko wër ci alentour yi usine boo xamante ne bii dafay monter tracteurs yi di ko jaay ci sous-région yi baykat yi aussi ñu di leen lebal tracteurs yooyu dootuñu bayee fas wala mbaam je pense que dinañ gën a moderniser seen agriculture dinañ gën a yokk seen pouvoir d'achat dinañ leen gën a dimbale ba nga xamante ne bii aussi li ñuy liggéey ci wàllum mbay dina yokk koom-koomu réew mi. am na aussi beneen projet boo xamante ne bii projet phare la boo xamante ne bii jàpp naa ne lu am solo la pour que sénégalais yi bàyyi ci xel mooy les logements sociaux 100 000 logements sociaux yooyu ngeen di dégg président de la république di ko wax. Sidi Diop bi tey xeex na ba am agrément tey ji mi ngi ak agrément boo xamante ne bii buñ ko joxee tey suuf fii ci li wër Diourbel ak li nekk ci région bi dina fi créer ay logements sociaux yoo xamante ne bii à bas prix bu yomb boo xamante ne bii ñi nga xam ne ñoom ñooy classe moyenne bi ak classe bi nga xam ne dañoo néew doole te amuñu màkkaan amuñu dëkkuwaay dina fexe ba ñooñu am dëkkuwaay. kon nag loolu aussi dama bëgg ngeen xam ko ci yéen waa Diourbel xam ko waa Sénégal. que ni Sidi Guissé Diop am na agrément bu état du Sénégal ci 100 000 logements yi maire yi de communes yi nga xam ne ñoo nekk aux alentours buñ ko joxee suuf dina tabax foofu ay logements sociaux yoo xamante ne bii ku nekk ci diaspora bi di nga ci mën a am ku nekk ci dëkk bi di nga ci mën a am jàngalekat yi dinañ ci mën a am personne lambda bi personne simple bi nga xam ne aussi soxla na ci dina mën a am ci logements sociaux yooyu am kër gu décent kër goo xam ne defar nañ ko ba mu baax te boobu ñibbisee muy nekk jóge ci diaspora bi day ñëw rek waaxu dugg këram di kër gu rafet loolu aussi Sidi Guissé Diop doomu Diourbel bi fexe na ba xeex na ba am loolu pour def ko ci Diourbel. Sidi Guissé Diop aussi def na leneen ci wàllum environnement fii nga xam ne moom la ñuy wax la xur wi ci kër gu mag ñi dëkk Diourbel xam nañ kër gu mag zone bi nga xamante ne bi moo nekk ginnaaw semte te ndox mi jaar fa te muy temps rek. zone boobu yëpp jënd na fa zone bu bari xam ngeen lu mu ko bëgg a def parc public place publique zone verte boo xamante ne bi dafay am ay installation de service installation yoo xam ne dafay am cafétéria am restauration am aussi li nga xamante ne bi moom la ñuy wax salle de spectacle salle de réunion yoo xam ne di nga ko fa mën a def tiim nii nga xamante ne bi moo di ndox mi
mu am verdure am ay place publique vraiment loolu aussi zone boobu moom la ñuy wax pencum ndox moom la ko tuddee ndax nee na en tant que Baye Fall Serigne Touba fi ñu ko dencoon en résidence surveillée ci wetu SEMT mu daan fa jóge di dox ñëw kër gu mag suuf su tedd la donc foofu su fekkee ndox moo fa jaar du ñëw di fatt ndox mi mais au contraire dafay exploiter ndox mi te exploitation boobu muy def ci ndox mi moo waral mu envisager def fa pencum ndox nag di zone boo xam ne zone verte lay doon poumon vert la boo xam ne dafay nekk ci xolu Diourbel ci kër gu mag am ay restaurant am place publique am salle de spectacle yoo xamante ne bii dañ ko fi def maquette bi pare na lépp pare na autorisation wu autorités yi rek la ñuy xaar ak seen aval ngir exploiter zone boobu ndax jënd na ko aussi sur fonds propre ci xaalisam. xalaat na aussi installer ab laboratoire mooy benn genre centre boo hospitalier boo xamante ne bii mag ñi nga xam ne dañuy faju te mënuñoo nekk ci hôpital yi jënd na benn zone fii ci sortie Diourbel bi ci yoonu Ndaayaan installé fa tabax fa benn hôpital boo xam ne indi ay médecins yoo xamante ne bii à titre privé mag moo xam ne feebar nga te mënatoo dem ci hôpitaux yu mag yi nga mën a dem foofu am tranquillité mën fa faju te ci jàmm ak salaam médecins ya fay nekk aussi mën fa gagner seen vie. je pense que daal la liste n'est pas exhaustive mais lii monsieur Sidi Diop mi yéene Diourbel yéene ko Sénégal c'est extrêmement important que tey ñu vulgariser ko wone ko di wax doomu Diourbel yi di wax doomi Sénégal yi bàyyi leen xel doomu Sénégal bii di Cheikh Sidi Diop liggéeyal na sëriñam ba mu gërëm ko Baye Fall bu liggéeyal sëriñam ba mu gërëm ko def ko cheikh la yamul ci loolu lépp lu Diourbel soxla tey jii mu jóg taxaw ci indi ko Diourbel lépp lu ñu daan jëggaani ji bitim réew tey Diourbel fierté la tey jii ñi nekk di saboté di ruube ci ay naan am yéen waa Diourbel dañ leen jox mbaam am ngeen beneen facette am nañ beneen vision am nañ beneen doomu Sénégal boo xamante ne bii wane na beneen Diourbel bu bokkul ak li ñu nit ñi di xoole am nañ doomu Diourbel boo xam ne wane na loo xamante ne bii du lu ñu Diourbel di xoole du lu ñu Diourbel du lu ñu àdduna bi di saboté lu ñuy war a ndamoo la lu ñuy sagoo la ñun dañuy sagoo nit bu mel ni Sidi Diop dañ koy sagoo tey jii am na centre commercial bu muy tabax boo xam ne plus de 150 millions la fii ci kër Cheikh Ibra Fall centre commercial R+1 plus de 150 millions de francs indi usine boo xamante ne bii dafay def ceeb fii ci Diourbel ma répété waat leen ko indi usine boo xam ne dafay def diwlin fii ci Diourbel indi usine boo xam ne dafay def moringa fii ci Diourbel indi fii lu nga xamante ne bii moo di usine glace boo xam ne dafay def glace à écaille jële fi ay jeunes yóbbu leen ci 5 aéroports Afrique ñu defar seen système de bagage ak seen système de check-in yëngu ci wàllum agriculture di bay des milliers de tonnes ci àll bi pour indi ko ci usine bi transformé ko di bay des hectares et des hectares de moringa doon nit koo xamante ne bi jënd nga espace vert yoo xam ne da nga koy def pour poumon vert pour Diourbel investir mën naa ne si je peux le dire si je pèse bien mes mots lu mat milliard ci réew mi ak ci dëkk bi waa nit ku mel noonu suñ ko amee je pense que farata la ci ñun ñu vulgariser ko won ko waa Sénégal xamal ko waa Sénégal